alhamdulillah alhamdulillahi lazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana lah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Seen mbokk imam Abdou Aziz Ndiaye bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo dellusi tey jeudi 4 avril 2009 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu audio numéro 31. ci sunu jotaay bi passé jeexaloon nañ li nga xam ne moom lañ jukki woon ci yiw yi nga xam ne moo nekk ci dem jàkka dafa jëm joxe say julli farata. mbokk yi ki nga xam ne nag moom dafa saxoog jàkka di fa dem du ñàkk léeg-léeg mu tardé su yeggee jàkka ja gis ne am na benn ràkka walla ay ràkka yoo xam ne manqué na ko raté na ko. léegi nag su ratee benn ràkka walla ay ràkka su imaam sëlmalee mu war a mottali julli boobule naka la koy mottalee. mbokk yi tontu bi mooy nekk li nga xam ne moom lañ jagleel sunu ñaari audio tey yi, ndaxte tey nag ñaari audio mooy am incha allah. waaye dafay laaj ci njëlbeen ma leeral ne li may indi ci masala bi maanaam naka la ñuy mottalee julli day nekk li nga xam ne mooy ñëw ci ngir Malik. loolu lay indi mbokk yi, ndaxte moom lañu gën a miin loolu day baax ma leeral ko, ndaxte am na yeneen boroom xam-xam yoo xam ne ñoom seen gis-gis ute na lool ak li nga xam ne moom la Malik ak boroom xam-xam bi àttewoo ci moom indi. te gis-gis yooyu sax ci koo xam ne mësu ko dégg walla ko mësu koo gis mun na ko choqué, mun na ko heurté, ndaxte ute wi dafa xóot lool. xam nga waxoon naa ci audio yële ci passé ca njëlbeen ne am na yenn xeetu ute yoo xam ne duma ci sax insister, ndaxte ay ute yoo xam ne miin nañ ko, ute yoo xam ne la nit ñi nangu nañ ko, juratul benn werante ci biir jàkka yi. yooyu jarul nga koy indiwaat di ko jaru ko. wante nag su nekkee ne am na ay ute yoo xam ne dafa xóot lool ba nga xam ne sax dina dem ba ci ki nga xam ne moom mu ngi koy soog a dégg walla mu ngi koy soog a gis mu daldi ko choqué, kooku dee baax nga signaler ko. loolu lay def nii. ndaxte xaaral ma joxe benn exemple rek, ma joxe benn masala. ji nga yenn borom xam-xam yi ci masala rek ji nga ñoom su nekkee ne julli gee danga tardé ñaari ràkka yu njëkk yi danga ko tardé, waaw mu nekk ay ràkka yoo xam ne dañuy jàng Faatiha ak saar ca kaw. pour ñoom soo leen tardé su imam sëlmalee nga war a mottali sa julli, pour ñoom dangay jàng ci ñaari ràkka yooyu nga war a indi Faatiha kese ci suuf. xam nga tey jii sax xam naa ku dégg li am na ci mbooloo mi ñoo xam ne suñu déggee li dinañ téye seen gémmiñ, waaye loolu am na ñu gisee noonu. gis nga, ndaxte pour ñoom julli boo xam ne da nga ko war a da nga tardé da nga koy complété waaye doo ko compensé. da nga koy complété wala doo ko compensé. gis nga lii may wax nii nag mu utee lool ak li nga xam ne moo ñëw ci ngir Malik. waaye dama ko doon signaler rek, am na tamit ay yeneen ute yu sew ci wàll wi, mais dama ko doon signaler rek pour wane ne am na ñu xalaatee neneen.
te ma koy signaler pour que ëllëg ak si biir ku dégg wax ji may wax nii comme exemple bi ma joxe ni ci wàllu gée di nga ne lii la mbokk mi doon wax comme ça du la bett du la jaaxal. waaye ma bamtu rek li nga xam ne wax naa ko sànq mooy ne li may indi ci audio bi wala ci audio yi parce que ñaar mooy am tey mooy li nga xam ne moom lay miin mooy li nga xam ne moom la moo ñëw ci ngir Malick ci wàll wi mbokk yi lu jëm ci mottali julli su nekk am na benn ràkk boo tardé wala ay ràkk yoo tardé gis nga am na ay règle maanaam ay atte yoo xam ne day baax ñu xam ko suñ ko xamee ba maîtriser ko ba pegg ko di nga gis ne kon sunu mottali julli dina gën a jàppandi moo tax règle yooyu dama leen di fàttali jëm ko tënk indi ko lu ko mooy rek explication bi nar na du jàppandi lool moo tax dañuy indi ay règle fàttali règle yooyu ku ko dem ba miin ko ba peg ko su ko defee yi ci des day nekk application rek dinañ gis ne cas bu ñu mënti indi rek day nekk application règle yi nga xam ne moom laa bëgg a indi nii kon day am solo ñu comprendre règle yi mun ko peg ko bi jiitu ci règle numéro 1 mooy que ki tardé su yegsee ci mbooloo mi naka lay duggee ci julli bi dafay def kabaru armalam yéeneem daal di dem fekk imam ci position bi mu nekk position bu munti nekk moom su defee kabaru armalam rek dafa ko fay fekki noonu la ñuy duggee ci julli boo xam ne dañoo tardé léegi su nekkee ne yow fekk nga imam ci rukoom fekk nga ko ci rukoom dañ lay konteel ràkk boobu ne am nga ko donte fekkee wuloo njàng ma loolu gisoon nañ ko dañ koy fàttali rek waxoon nañ ko ca kaw waxoon nañ tamit ne bés bu ñëwee ci julli mbooloo dinañ ci dellusiwaat kon mu ngi noonu mooy règle numéro 2 bi soo fekkee rukkoo rek ci ràkka ba dañ la koy konteel ne am nga ko. règle numéro 3 bi mooy su nekkee ne ay nit a ngi nii yu tardé yu bare ñu ñëw duggandoor ci jàkka ji amandoor ak imam lu mu bon benn ràkka lu mu néew am nañ ko ñoom ak imam bi benn ràkka su imam sëlmalee ñoom ñooñu nga xam ne ñoo tardé ku ci nekk dangay mottali sa julli yow kenn individuellement gis nga ñaar ngeen jëm kaw tardé ngeen ba ñu fekkee ngeen ak imam bi lu mu bon lu mu néew benn ràkka su imam bi sëlmalee yéen ñooñu yéen a xam ñaar ngeen wala ñett ba ci fukk ku nekk dangay mottali sa julli yow kenn imam mënatu fa am ndaxte amoon ngeen déjà benn imam boo xam ne am ngeen nag moom benn rakk kooku mooy règle numéro 3 bi. règle numéro 4 su nekkee nag ne moom par contre léegi yéen ñooñu tardé amuleen ak imam bi benn rakka maanaam tardé ngeen complètement julli bi kooku mun ngeen si imam bi sëlmalee ngeen sos seen julli mbooloo ndaxte fekkewu leen ak imam dara ngeen sos seen julli mbooloo même su nekkee ne ci biir jàkka ji la ngeen beru ngeen sos seen julli mbooloo li nga xam ne daal moom mënul nekk moom par contre li nga xam ne moom mënul nekk mooy ngeen xam ne moom mooy imam bi moom mënul dem di installé wu waat encore dem di taxawaat ca mihrab ba déedéet mihrab ba moom kenn mënatu fa dem ne yaa ngi fay taxawaat benn julli moo mën a am ak mihrab benn imam ak ci mihrab ba benn yoon lay am buñ jaawalee nag mbokk yi mihrab mooy fa imam bi di taxaw suy jiite buñ ko jaawalee ak minbar mooy chaise bi muy toog suy xutba waaw mihrab mooy fa muy taxaw di jiite imam mihrab mooy loolu fa muy taxaw di jiite minbar mooy chaise bi muy toog suy xutba. règle numéro 5 ki nga xam ne dafa tardé su waree indi ràkk bi nga xam ne wala ràkk yi nga xam ne daf leen raté
daf leen manqué, daf leen di indi ci seen cosaan te indi ràkk bi wala ràkk yi ci seen cosaan maanaam nañ mel ci seen nature noonu la koy indi. su nekkee ne ràkk ba dafa nekk ràkk boo xam ne dañ koy jàng ak faatiya ak saar ca kaw, soo koy indi di mottali sa julli danga koy indi ca nam mel ca melokaanam ba ca cosaanam danga koy indi ak faatiya ak saar ca kaw. su nekkee ràkk bi faatiha ak saar la ci suuf, soo koy indi danga koy indi ak faatiha ak saar ci suuf. su nekkee ne ràkk ba faatiha kese la danga koy indi ak faatiha kese. kon ràkk boot bi nga xam ne moom nga tardé soo koy indi, sooy mottali sa julli soo koy indi danga koy indi ci naturam, danga koy indi ci cosaanam. léegi 6e règle, ràkka yi nga xam ne danga leen a raté danga leen a raté soo leen di indi danga leen di indi ci ordre bi nga xamee ne noonu la ñuy ñëwee ci julli. ordre ba nga leen a raté, ordre bi ñuy ñëwee ci julli noonu nga leen di inde, ordre boobu ngay respecté soo leen di indi. 7e règle, règle numéro 7, su nekkee ne da nga tardé te ak imaam amaguloom ak moom lu mooy benn ràkk, maanaam benn ràkk nga amagum ak imaam, wala sax su nekkee ne ak imaam benn ràkk dong nga am ak moom fekk ne julleem jeex na. kon benn nga ràkk nga amagum ak imaam wala benn ràkk nga am ak imaam. su nekkee ne ci situation yi nga nekk, imaam suy def taaya, moo xam taayaam bu njëkk la moo xam taaya ñaareelam la pour sëlmal, yow doo taaya. règle boobu moom du jar a xam la, du jar a jàpp la, ndaxte amul benn julli boo xam ne ji nga taaya fekk na yow benn ràkk rek nga am. taaya moom mbokk yi, taaya bu njëkk moom day fekk ne am nga sa ñaari ràkk. règle numéro 8, su nekkee ne imaam pare na julleem, ki nga xam ne dafa tardé war a jóg pour mottali julleem, léeg-léeg dafa war a jóg ak takbiir, maanaam suy jóg dafa war a wax allahu akbar. léeg-léeg suy jóg warul jóg ak takbiir, maanaam suy jóg warul la indi takbiir. mbokk yi, loolu nañ jàpp li nga xam ne rek moom laa bëgg a wax. règle boobu, règle numéro 8 bi mooy ne yow su nekkee ne yàgg imaam amuleen, da ngeen am ay ràkka yu tóol, maanaam yow mi topp imaam bi te nga xam ne da nga tardé, su nekkee ne yàgg imaam da nga am benn ràkk nga am wala ñett, maanaam nga ci yooyu ay lim yu tóol la, benn wala ñett. kooku moom si imaam sëlmalee, yooyu sooy jóg pour mottali sa julli doo jóg ak takbiir, doo wax allahu akbar. gis nga, ma fàttali rek ne li may wax nii ci ngir Malik la. am na yeneen ngir yoo xam ne détails yii nii ñoom dugguñu ci sax. kon su nekkee ne da nga am ak imaam lim boo xam ne dafa tóol, maanaam benn la wala ñett ci rakka, su imaam sëlmalee sooy jóg doo jógaale ak kabar, doo jógaale ak takbiir, da ngay jóg noonu rek, doo wax allahu akbar. su nekkee nag ne moom ak imaam am nga lim boo xam ne dafa tóolul, dafa pair, maanaam ñaar, wala amuloo dara zéro, su boobaa moom su imaam sëlmalee yow sooy jóg da ngay jógaale ak sa takbiir. waaw kon loolu mbokk yi fii sew-sew bi moom loolu la ñuy jàpp rek. am nga ak imaam lim bu tóol ci wàll rakka, doo jógaale kabar. lim bi nga am ak imaam tóolul, dafa pair, nombre pair 2 la wala 0 la, am nga ñaari rakka wala amuloo rakka du tout, kooku moom da ngay jóg ak kabar. kon mbokk yi 8 règles yaa ngi nii yu jar xam la yu jar a pekk, parce que li ci des yëpp nag après ci waxtaan wi, maanaam règle yi moom la ñuy appliquer.
parce que règle yi moom ku ko maîtriser wul ku ko xamul soo ko peegul pour nga mottali sa julli su nekkee da nga tardé léeg-léeg du jàppandi lool. moo tax dama bëggoon ñu ànd def ay application maanaam waxtu yu juróom yépp bu ci nekk dinañ ànd seet suñ ci tardé benn ràkk ñaar ñett ba ñeent naka lañ koy mottalee suñu julli su imam sëlmalee te yépp nag day nekk rek fekk na ñu ngi appliquer 8 règles yi nga xam ne indi naa ko. li ñuy tàmbalee moo julli suba ñaari ràkk la Faatiha ak saar ca kaw su nekkee ne góor nga su nekkee ne jigéen nga Faatiha ak saar ci suuf. léegi mbokk yi su nekkee ne julli suba da nga raté benn ràkk su imaam bi toogee di taaya pour sëlmal julli suba moom benn taaya moo am yow raté nga benn ràkk nga am ak imaam a ngi toog di taaya pour sëlmal yow doo taaya benn ràkk dong nga am doo taaya su imaam sëlmalee nga jóg doo indi benn takbiir doo wax allahu akbar nga jóg indi sa benn ràkk bi nga xam ne moom nga manqué woon moom nga rate nga jàng Faatiha ak saar ca kaw. jigéen ñi moom comme niñ ko xamee rek ñoom duñ jàng ca kaw ala kulli xaal. su nekkee nag ne yow da ngay xunóot ci kaa bi ma wax nii yow soo indi sa ràkk bi nga xam ne moom nga tardé doo xunóotaat parce que yow ràkk ba nga fekkee ak imam moom imam xunóot na fa parce que imam mu ngi xunóot ci ñaareelu ràkk ba yow ñaareelu ràkk boobu nga fekkee kon fekkee nga xunóot bi kon yooyu sooy indi ràkk bi nga xam ne moom nga manqué jarul ngay xunóotaat mun nga doyloo rek xunóot bi nga xam ne fekkee nga ko ba ko imam di def. julli suba ba léegi mbokk yi su nekkee da nga raté nag léegi ñaari ràkk yi maanaam dugg si nga si jàkka ji fekk nga imaam a ngi toog di taaya pour sëlmal foofu moom nu mu demee rek defal sa kàbbaru armal yéene julli sa suba daal di dem toog fekk imaam fa mu toog nga toog su ko defee si imaam sëlmalee yow amuloo moom dara su sëlmalee nga jóg nga def sa nga jógaale kàbbar nga def sa ñaari ràkk yi nga xam ne moom nga tardé maanaam julli bi amuloo ci dara su ko defee yow nga jóg rek indi sa ñaari ràkk bu ci nekk Fatiha ak saar ca kaw su nekkee góor nga su nekkee jigéen nga indi Fatiha ak saar ca kaw Fatiha ak saar rek ci suuf. kon audio numéro 31 bi mbokk yi ñu yemale ko fii pour attaquer audio numéro 32 bi. ni ma ko waxee woon dañuy am ñaari audio tey ndaxte mbokk yi dama bëggoon incha allah su ci yàlla àndee yal nañ yàlla jàppale fileeg su baree ba baree 2 semaines maanaam fileeg Chaban bi di xaaj baraxlu bi di xaaj ñu jeexal julli su ko defee nag ñu mën a sóobu ci koor Ramadan bi parce que mooy nar a nekk actualité bi. ba pare Ramadan nag moom tamit bokk ci saar aay bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom la ñu ko farataal moom tamit dafa nekk moom tamit yaa ayyuhal lazina amanu kon dañuy tëb yenn yaa ayyuhal lazina amanu yi nañ ci tëb ñaar wala ñett pour mun a dem ci Ramadan su Ramadan bi jeexee ñu delluwaat ginnaaw topp programme bi mais yaa ayyuhal lazina amanu yi moom ba léegi alhamdulilah ñu ngi ci ndaxte Ramadan bi moom koor aay bi koy farataal suñu borom noonu la ko tàmbali itam. kon incha allah ñu attaqué suñ paree nii rek ñu ngi attaqué audio numéro 32 subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.